December 2016, the Independent Electoral Commission announced the results as required by Section 43 of the Constitution. Adama Barrow was declared elected as president. This is why he became the president-elect. He was congratulated by the loser, who promised to cooperate to effect a peaceful transfer of executive power. The loser decided to renege from his earlier position and eventually filed an election petition to contest the validity of the results. The court case is still waiting to be heard. However, his term had expired. The coalition emphasized to him that when his term expires, the Constitution makes it mandatory for President-elect Adama Barrow to be elected, to assume office. Who is elected to assume office? The inauguration committee continued to prepare for the inauguration at the National Stadium, and over 1,000 transports would have come from all over the country, bringing people to grace the occasion. All the ECOWAS heads of state and many other heads of state and government all over the world had planned to witness the historic occasion or send envoys. Many Gambians abroad and visitors requested for invitation to join in the commemoration. Journalists from all over the world sought accreditation to cover the transfer of executive power. Gambia was poised to witness the largest gathering of foreign dignitaries that the country has ever known, to witness the transfer of executive power from an incumbent president to the incoming president for the first time in the history of this country. The preparation for the inauguration at the stadium was in full force by the time the high-level delegation, ECOWAS delegation, chose to travel with President-elect Barrow to Mali for further negotiation. ECOWAS heads of state met with President-elect Barrow and continued their mediation efforts, while the mediation also had the fundamental objective of ensuring that the dictates of the Gambian Constitution is respected. On the other hand, the loser did also file an injunction so that the inauguration would not take place. The court processes were stalled. Neither the process dealing with the election petition nor the one dealing with the injunction could be heard, because the judge had to recuse from the case because he was made a party to the injunction. Hence, the government could not stop President-elect Barrow from being inaugurated on the 19th of January 27 by relying on the decision of a court. On the 17th of January, precisely 2 days before the inauguration, the outgoing president decided to declare a state of emergency under Section 34 of the Constitution. Section 34 empowers the president, and that is, he may at any time make a proclamation published in the Gazette to declare that a state of public emergency exists in the whole or any part of the Gambia, or a situation exists which, if it is allowed to continue, may lead to a state of public emergency. They relied on Section B, which deals with if a situation exists which, if it allowed to continue, may lead to a state of public emergency. As far as the coalition is concerned, when he unconstitutionally declared an annulment of the election, as well as to call for fresh
elections, the coalition did not go in the street because the coalition was confident that it has passed the stage of being a protest movement, that it was a government in the waiting and must wait for its day to assume office. So there was no threat to the security of the country. And since then, joyously, the supporters of the coalition were actually preparing for inauguration. So the declaration of a state of emergency exists only because of the creation of that condition by the incumbent. It is important to bear in mind that yes, he is empowered to declare a state of emergency which lasts for 7 days if the National Assembly is sitting, and 21 days if the National Assembly is sitting. Then it is left to the National Assembly to actually deal with the issue of prolongation of a state of state of emergency. So it states under Section 99 that the National Assembly could declare a state of emergency because it is supposed to stand dissolved any day immediately preceding the day appointed for the constitution of a new National Assembly. But at any time when the Gambia is at war or a state of emergency is declared, the National Assembly may, by resolution supported by the votes of not less than 2/3 of all the members, extend the life of the National Assembly for not more than 3 months at a time, but the life of the National Assembly shall not be extended under this subsection for more than a total period of 1 year. They have exploited this particular provision without a state of emergency existing in the Gambia, without a state of war existing in the Gambia, in order to extend the term of the presidency. But in essence, it is important for everybody to bear in mind that Section 100 of the Constitution forbids the passing or taking a bill to the National Assembly to deprive a Gambian citizen an acquired right. So President-elect Barrow considers himself as President-elect and as of right a person who should assume office as had already prevailed. So in that regard, the incumbent is trying through the National Assembly to extend his term beyond the original term which ended today, and consequently should have decided to hand over power in peace. And President-elect Barrow considers himself to have acquired the right to be the President of the Republic and who should assume office on the 19th. It is very clear that the inauguration that should have taken place at the National Stadium will not be taking place as planned. And all those who are supporters of the coalition are being asked to prepare themselves for the commemoration, the celebration that will eventually take place when President-elect Barrow actually is in the State House. At this very moment, he is preparing for his inauguration through other means. And I'm sure when we get information from them, the inauguration committee around him would be telling the Gambian people the developments in that regard. What we now have in the Gambia is a situation where the Gambian people had decided to take charge of their destiny and had gone to the polls, hotly contested elections, and had decided to accept the results of the elections. But the leader who conceded defeat and became a loser has decided to turn the cards, resorted to the courts,
and where difficulty exists in the courts, decided to look for other ways of circumventing the courts in order to enlarge a power that is not elected, whilst the power that is elected is deprived from assuming office. That is absurd. And consequently, we are calling on the outgoing president to accept the dictate, the verdict of the people, the verdict of reason, the verdict of the Constitution. This is what all Gambians subscribe to. And this is what all Gambians expected their leaders to respect. The clear position is that the president-elect should assume office on the 19th, and the court case should have been allowed to continue. And when the court decides, then the verdict of the court will be respected. But to circumvent the verdicts of courts in order to enlarge power or office is a ready way of inviting confusion in society. And this is what the coalition has avoided for 22 years as members of the opposition, to ensure that we have a country where the consent of the people will prevail. And that's precisely the reason why political parties, opposition parties, decided to come to form a coalition in order to be able to strengthen their power base so that Gambia will transfer power democratically. It means that at this moment, the incumbent want to deprive Gambia of that fundamental historic development of people finally asserting that power belongs to them, and through their power, government authority will be established. The coalition does not accept that power to be taken from the people, and consequently is calling on the incumbent to accept the results as he did and allow the courts to proceed and the incumbent to be sworn in as the president of the Gambia. There are many developments taking place. Gambians today, after the declaration of a state of emergency, decided to stay in their homes. Shops are closing. Those who live in the upcountry are getting into buses and going. Some have even found their way outside of the country. There is in the social media a threat that war is about to happen. But it is important for all Gambians to know that the reason why the coalition went into an electoral contest where it was disadvantaged is because it does not want to go to power stepping on dead bodies, looking at destroyed properties, looking at blood flowing like a river. The Gambian people do not deserve that. And as a result, we are calling on all Gambians, civil or military, to ensure that we remain united as a nation, irrespective of our ethno-linguistic divergences, religion, gender, to ensure that we give Gambia a new start. What can make that possible is for the incumbent to concede and transfer power as dictated by the Constitution and by the voice of the people. There has been no threat from the coalition of the security and safety of the incumbent. Rather, he's been given assurance by word, by letter, that he will be treated like the ex-president of the Republic, ex-President Jara, and will have the same privileges and rights as an ex-president. There is no threat to any civil servant, anybody in the security apparatus.
What is asserted is that the rights of all will be respected and prejudices will not give rise to government decisions. The rule of law, good governance, human rights will be observed, and democracy will thrive. And the Gambian people, the media, will enjoy a leash of life where they will become the voices of the people, amplified for government to become sensitive and responsive to the vital needs and aspirations of the Gambian people. So the new government is not threatening anyone, but is designed to give Gambia a new start. That is why the person who is elected was elected on an independent ticket, so that he will not be a party president. The fundamental objective of the coalition was to separate party and state and ensure that the people actually own power, and from henceforth will know that they have power to elect and power to remove. We hope the incumbent will save the Gambia from civil strife, from bloodshed, by conceding defeat as he did when the results were first declared. Forward ever, backward never. Thank you. Thank you very much, Honorable Halifa Sallah. We now invite questions from members of the press. Thank you. Well, what has been very evident in the Gambia is two presidencies, an outgoing president and an incoming president. What still exists is an outgoing president who is finding every means to stay, an incoming president who has every right to come to office. So you have a state of conflict which has to be resolved. We are saying the incumbent should concede so that the conflict will be resolved peacefully. And we are taking every initiative to work towards that objective. And the coalition will not be found wanting in ensuring that justice prevails, and that justice is give due right to the person who it is due. And that is President-elect Barrow, who was gone to the polls under very difficult circumstances and won an election against an incumbent. That itself should have been an incentive to the incumbent to surrender power. That you control all the machinery of government and you are still defeated. That person should concede. That is what is moral, that is what is just, that is what is reasonable, and that is what is expected of him. Well, I know that all of us here do not feel any threat. We are definitely at peace. None of the coalition leadership, other than those who accompanied President-elect Barrow, and that exit was with the no of the incumbent, and it was done in good faith. But ultimately, the mediation seems to have fallen to pieces, and it seems that they are pursuing another plan. But we are sure that still no one has been killed, and we are sure that if we as Gambians become united to do and cancel what is right, within these very hours,
the situation can change tremendously to be a matter decided upon by Gambians. We are working to the best of our ability to see that that happens. So we do not feel any threat. So you're confirming military presence? Well, I'm simply saying that you are not threatened, we are not threatened. So I don't know what troops are meant to do. If troops are coming to fight, that is what I'm saying, that we have not seen any evidence of a threat from the coalition. Well, you know, the equation is not entirely under our control. The coalition has said if Gambians refuse to take charge of their destiny, others will take charge of their destiny for them. That's what we have said. And we are still cautioning Gambians. Take charge of your destiny, or you lose it, others will take charge of it for you. That is our message. Well, the president-elect is a Gambian, and I'm sure whatever plan they may have, that president-elect will be sworn in the Gambia. So the situation is, we as a coalition were informed by the ECOWAS mission that they were leaving, so that mediation will continue. But when mediation fails, anything should be expected, and we have told you that. Well, President-elect must be sworn in tomorrow. How can he be sworn in at any time? 19 is the declaration of swearing in of President-elect Barrow. So whatever any inauguration committee arranges anywhere, it must be something that is done on the 19th. Well, I don't know what we mean by Banjul. We use Banjul as a generic term. So we are saying that he will be inaugurated in the Gambia. We cannot understand where he could be inaugurated other than the Gambia, because he's the president of the Gambia. Once he's inaugurated, will he be able to run the government from the Gambia? He has to be able to run a government. And that is why we are saying we are working very hard to see that by the 19th, Gambians who should transfer power will do so. But in the absence of that happening, we are saying that Gambia is no longer Gambia as we know it, but Gambia which will listen to the dictates of others, neighbors, the Security Council, or the external institutions. That is already evident. So we are saying that the president who is now the incumbent should understand the circumstances we are in. What will he be able to do if all the presidents of the world decide to recognize President-elect Barrow? Well, we'll wait and see what happens tomorrow. Well, I don't think you want me to engage in speculation. I'm here to give you facts. So I have given you facts as I know them. And if I know anything new, I will be more than willing to give it to you. Well, I think it is evident that President-elect Barrow should have been inaugurated at the stadium. So if he is not inaugurated at the stadium, then it is something that is not necessarily a normal situation. And that abnormal situation is not something that I am privy to. But what is evident is that he has not conceded that he will not be inaugurated on the 19th because his right is to be inaugurated. And he will not accept anybody to abrogate that right. That is his position. So is it not a disappointment for your supporters for protecting the part of you, what's going on when I believe our supporters were more aware than even us about the dangers that will follow a victory. They've always talked about it,
Some even did not vote because they felt that you cannot remove the incumbent. But it is very evident that there was a battle here whether a coalition could be credible and win an election. So that battle of credibility has been won. So what is important now is for those supporters to know that they have won victory, and President-elect Barrow is telling them that the victory they have won will not be abrogated, will not be taken away from them. And he will ensure that. And he is ensuring that. That is what is important. Is it possible that President-elect Barrow could enter the Gambia with foreign troops? Is that a possibility? Well, President-elect Barrow will absolutely have executive power, and I'm sure will exercise his executive power as he deems fit. So he could invite in foreign troops, theoretically? Well, I will not want to go into theories. I'm just simply saying, Well, yes. No, I'm trying to establish whether that is theoretically possible, not whether he will theoretically do it, whether it is possible. Well, I'm just simply saying that listening to the UN Security Council, listening to ECOWAS, etc., I think these are issues that the incumbent is fully aware, and maybe he knows more than we do, and that is maybe why he came up with a declaration of state of emergency, that a state of emergency may arise. So what I can tell you evidently is that President-elect Barrow left here with the ECOWAS mediation team. So there is nothing that will happen that that team would not know and that would not have acquiesced to. So I'm simply saying that is the reality we are confronting, even if we don't know the details. Do you know if that is still in town? He is not. Are there any plans for you to stop this invaders coming in? Well, it is important to bear in mind that President-elect Barrow is yet to be the President of the Republic of the Gambia. So by today now, President Jammeh's term expires. Here in Gambia, right now, at this moment? Well, You know? well, what is important at this material moment is to know that still there are visiting heads of states coming in the Gambia, probably to also add their voice. Well, I'm not privy to saying the individual because, well, as it's like you are giving me information. So I think everybody has heard you. So there is information coming from the media that they are fully aware that the president of Mauritania is here. So I would assume that the president of whatever president is here would actually visit an empty state house. If he leaves by before midnight, will anything change in your plans in coalition? Well, obviously that will lead whoever may have asked any negotiator to negotiate would definitely be able to inform President-elect Barrow that some developments have taken place. Why don't we do this and that and that? And I'm sure President-elect Barrow will inform us that we can go ahead with our plans at the stadium. And this 1,000 transports will be rolling from every part of the country towards the stadium, and tens of thousands, if not hundreds of thousands of people will be joyously commemorating the inauguration of a new president elected as a result of the power of the people. For the first time in Gambian history, a peaceful transfer of power. That's the history that we want to write. Well, it seems you have new information that you are informing me. All I know is that we were engaged in a discussion. The people who were involved, I don't think your information is right in that respect, and I would not want wrong information to be passed. Definitely, UN diplomats would not be properly represented, to use their name in this forum. But essentially, there is discussion taking place because of what we have seen.
and what we want to prevent, and all sides need to continue the discussion until the 19th. And as we have said, even heads of states are still coming. So every person who has goodwill should continue to prevail on the incumbent, to concede to rationality. Ba pare di leen bismillah tey ba pare te suñ coalition spokesperson bi mooy gémmiñu coalition bi mu ngay ñëw pour jox leen ay kàddu bismillah. ñu ngi leen di nuyu ci turi président elect Barrow. ñu ngi leen di yëgal ne suufi Gambia jaar nañu ci yoon woo xam ne ñépp naw lañ leen mooy yoon wi nga xam ne mbooleem nit ñu mat ci àddina yoon woowu la ñuy jaar mooy ne dëkk du àll nit ñu dañu ay rab bon nag duñu mën a dëkk ci dëkk boo xam ne ku mun sa duma mun sa morom duma moom laa doon ñu ne bon fii dañ nangu ne nit ñi ñoo am baat ñoo am doole te ñoo moom réew mi bon nag suñ bëggul ay ci réew nit ñooñu nga xam ne ñoo moom réew dinañ leen bàyyi ñu dénkaane seen réew ka leen neex mu ne bon nag ci suufi Gambia ci benn fan ci décembre doomi Gambie yëpp dem nañu te xam nañ ne su wote amee foog mu am ku ñàkk foog mu am ku gañe ñëpp dugg ci wote bi nag ne ku gañe rek ñu xam ne yaa gañe ñëpp nangul la ko ci ñaari fan ci weeri décembre ki nga xam ne mooy président elect Barrow kuréel gi nga xam ne moo yore mbiru wote wax nañ ne moo gañe ki di président Jammeh dal di ko téléphone dal di ko sargal wax ne pare na pour d'accord ak moom pour mu jébal nguur gi loolu nag isi woon na jàmm ci réew mi ak dal ci réew mi ñëpp kontaan wante ki nga xam ne nag mooy président Jammeh dafa dem ba ci kanam mu wecci xelam ba nga xamee ne def na loolu ñëw na ba dem ca koot ya coalition bi nag ci jamono boobu wéral nañ ne gannaaw kuréel gi yore mbiri wote ñooy wax kan a gañe ci wote président baati réew mi ci bunte juróom-benn fukk ak ñett ci xaajate ñaareel xaajat ba wax na ne ka nga xam ne kuréel gi yore mbiri élection wax na ne moo gañe kooku moom lañ war a waatloo mu nekk président réew mu mel ni bon président elect Barrow moom taxawal na loolu ne mu ngi pareyaas bon pour mun a jël réew mi président Jammeh njëkk naa wax ne dàq na mbiri wote bi waaye mu xam ne amul doole boobu mu dal di jubale ca place attekaay waaw léegi ba nga xamee ne dem na ca attekaay ya place attekaay yi amuñu ndaw ñu war a atte ñu doy bon nag kàllaame ba mu yóbbu ba tey ñoom mënuñu ko atte président elect Barrow mi nga xam ne daf ne àqam la gannaaw bu mu gañee ñu fal ko wax na ne dafa continuer ñu fal ko moo tax ci fi nga xam ne foofu la ñuy falee président ni réew coalition bi jéem nañ koo toppatoo ñu ngi doon pare yaa sax ci wàllu peinture yeeg toppatoo place ba ndax mu gën a nekk place bu jàkk pare woon nañu tam lu toll ci ñun ne ay oto dugg ci biir réew mi pour isi nit ñi mu mel ni pareyaas bu yàttu la woon ñu toog ba pareyaas bi dem ba sori mbootaayu ECOWAS dal di ñëw pour mun a waxtaan ak ki nga xam ne mooy président Jammeh ndax gis nañu ne ba tey moom daf ne fekk koot yi jeexaluñu seen at ba tey dafaa toog ca place te fukki fan ak juróom-ñett yi war a jot waxtoom jeex moo tax président elect Barrow li mu ko wax mooy ne ko gannaaw sa waxtu dafaa jeex te man maa war a toog bon nag yow kay dangaa bàyyi man ma toog
atte yi continue lu atte yi isi rek ñu xamee ne noonu la ndax loolu moo xew ci Nigeria moo xew ci Ghana moo xew ci réew yi yëpp réew yi nekk suñu gox bi fii foo xam ne suñu façon ngi luwaa moom la ñu am waaw léegi ñoo xam ne ñi ay doomi réew yi bitim réew lañu ak njiiti réew yi ñu bëri bëggoon nañuy ñëw ci li nga xam ne mooy fal gi ñu doon war a fal ki nga xam ne mooy président elect Barrow journaliste yi bind nañu mu mel ni loolu tax na bi nga xam ne réew mi na doon fexe nit ñi ñëw ci réew mi pour ñu sargal leen ci biir réew mi dina doon sakkan loolu na doon jox Gambie daraja gu mat ci àddina jox ko yokkute gu mut sëkk tam wane nag dem nañ ba nga xam ne bu gën a ñoo dugg ci inauguration bi président yi réew yi ñëwoon ci réew mi ànd ak président elect Barrow gannaaw gi ñu dal di gis ne ki di président Jammeh bàyyi na sax attekaay yi dem na ci National Assembly bi moom ci boppam déclaré na li nga xam ne mooy state of emergency ci loi Gambie nag bunte ñett fukk ak ñeneent président su fekkee ne gis na ay wu rëy ci biir réew wala moom ci boppam séntu na ay wu rëy mu mel ni mun naa oote li nga xam ne mooy state of emergency mu nekk fi rek juróom-ñaari fan su fekkee ne néegi député yaa ngi toog suñu toogul mu nekk ñaar fukki fan ak benn su ko defee député yi nag ñooy wax ndax loolu war naa continuer ndax warut a continuer ñu ne député yi itam ci bunte juróom-ñeneent fukkaay ak juróom-ñeneent am nañu doole su fekkee ne xare am na wala state of emergency am na ñu ne mun nañoo oote itam ne nañ yokk seen taxawaay ci néegi député yi mu yàggaay ba ñu yokk ko ñetti weer di ko yokk ñetti weer ba benn at war a tuta passé benn at ñoom ci loolu la ñëw wéeru ne fi mu nekk nii nag dañoo yokk ki nga xam ne mooy président Jammeh pour toogaayam bi jeex ñu war caa yokk lu toll ñetti weer président elect Barrow nag li mu wax moom lu leer la def na ci bunte téeméer ci baati réewi Gambia dañ ca wax ne àq bi nga xam ne doomi Gambia am na ko kenn mënut a dem ci néegi député di dàq àq boobu pour defal loi bu bees mu mel ni bon moom mu ne bon nag moom àq bi nga xam ne baati réew mi may na ko pour ne moom moo gagné élection te moom mooy taxaw pour nekk président mu ne loola àq boobu kenn mënu koo dàq moo tax mu ne la fi mu nekk nii foog mu def beneen pareyaas pour ñu waatloo ko pour mu jël réew mi moo tax pareyaas bi ñu doon pareyaas pour ci Independence Stadium pour mun fa am jotaay boo xam ne bii jotaay bu yaatu la ex président Jawara nekk fa ex président Jammeh nekk fa moom mu taxaw waxtaan ak askan wi kontaan door di seetaat liggéeyam ministre yi nga xam ne ñoo war a toog sa place ba ku nekk ñu jox la sa àq su ko defee réew mi dooraat nekk réew mu bees mu mel ni loola moom dàq nañu ko fi mu nekk nii gannaaw state of emergency ñu ngi ko woote ci réew mi ñu te stadium bi mu ngi mel ni nit ña nañ fa waroon a demee duñ fa mun a demee moo tax mu ne bon nag moom nag jël na beneen bunt boo xam ne bii li di àqam dina ko sàmmal boppam moom itam taxawal na ay kuréel yoo xam ne yi ñu ngi koo pareyaasal niñ ko war a waatloo si ci suufi Gambie gannaaw lii mooy li nga xam ne mooy li am ñun ci coalition bi wan nañ ki nga xam ne mooy président Jammeh ne bañ ootee state of emergency tey jii soo ñëwee ci suufi Gambie bitig yaa ngi tëj marché yi nit ña barewuñ fa mbedd yi nit ña génn nañu fa nit ñaa ngi ci biir kër yi place yi liggéeykaay yi kenn gisu leen moto yi wàññeeku nañ ci yoon wi ñële sax génn nañ ci dëkk yu mag yi di ñibbi ci dëkk yu ndaw ya ñi di ay ministre am ñu ngiy bay ñi nga xam ne ay ambassadeur ñu ngi bay marché yi ñu ngiy tëj marchandise yi kenn mënut a jaay mu ngi mel ni Gambie ci boppam mu ngi tëju te su fekkee ne ëllëg jot na ñu waatloo président elect Barrow feneen njiiti réew yi àddina yëpp d'accord ak moom génn ci li ñu gisoon ki ngi président Jammeh mu ngi mel ni daanaka Gambie du nekkaati réew ci àddina bi lii moo tax ñu ne kenn waruta nangu nag
ngay élif réew moo xam ne amatuloo doole pour def dara ca réew ma luy nekk njëriñi réew mi ndax baati réew yi Gambie li mu wax mooy ne ku ñu tànn nga nekk njiit sa liggéey warut a doon dara lu dul nga fexe doole biñ la dénk nga tax doomi Gambie mun a tedd ci seen réew mun a am jàmm ci seen réew mun a am seen àq ci seen réew ñu fonk leen ci seen réew kenn du nekk ci tiis kenn du nekk ci torox tàng kenn du juddu ba dee ci coono dem ba màgget ci coono ñu ne bon nag li am solo mooy kii di incumbent bi di président Jammeh mu gis ne réew mi mbéem su ko doole tegee ci loxoom fi mu nekk nit ñi ñu ngi koo teggi ci loxoom ci anam boo xam ne bii mu ngee lor réew mi moo tax bon ñu ne ña nekk mbitim réew itam moo di président elect Barrow yàgg nañu koo wax coalition bi wax na ko ne doomi Gambie ñoo moom Gambia ñoom ñoo war a élif réew mi yore ko di fal di folli wante suñ sàgganee ba duñu mun a waxtaan ba réew mi aw ci yoon wi nga xam ne mooy yooni baati réew mi di sukkandiku nit ñi di sukkandiku ci baati réew mi pour jël nguur ñu ne bon nag loolu dina ak itam ci wote di jël nguur dina tax tiis am ci réew mi ba nga xam ne kuy toog ci réew mi danga war a dox ci kaw ay niiw xuus ci deret ba ngaa dem ba tollu fa ngaa jëlee nguur wax nañ ko ne coalition bi bam ootee sax ne dàq na wote bi mënoon nañu oo nit ñi ci mbedd mi wante xam nañ ne doole nit ñee ko moom ndax génn nañ ci mbedd ndax génnuñ ci mbedd nit ñi ñoom moom doole te liñ soxla mooy am te li toll ci réew mi tey ñëpp gis nañu ko ne wane na doole ci déclarer state of emergency wante kenn gisul benn nit soldaar yi mu nekk ci mbedd mi kan la ñuy xeex ku ñuy jàmbal mu mel ni nit ñi wane nañu ne ñoo moom réew mi bon nag jàngit boobu ci jàmm nañ fexe jàmm ja continuer te ni moo continuer mooy li nga xam ne moom la ko ñëpp digal ambassadeur yi digal ko ministre am yi digal ko nit ñu baax ñi digal ko njiiti diine yi digal ko mbokkam yi digal ko doomi Gàmbi yëpp digal ko loolu war na koo dégg dal di jébbale nguur gi ci taraanga woteem kon demam ci tribunal yi ci àtte ba continuer lu jógee ca loola ñu wax askani Gambien ne àtte ba day lii la jóg mu mel ni lii mooy jàmm ci bon delloowaat li nga xam ne mooy state of emergency wàcc bi nga xam ne waroon na koo wàcc mu wàcc ko ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci kaso yi ñu bàyyi leen réew mi dal su ko defee mu am jàmm ñëpp am jàmm lii moom la président elect Barrow bugg ñu wax askan wi te bugg na ñëpp xam ne lii mooy jàmmi réew mi jërë leen jëf ci déglu
mbolo mooy doole suñu mbolo dina mën a Gambia dina macha dem looloy doole together we are strong and we'll be fine looloy doole suñu mbolo dina mën a Gambia dina macha dem looloy doole together we are strong we'll be fine lolo mooy doole mbolo li mooy doole mbolo moom mooy doole mbolo mooy doole mbolo mooy doole mbolo mooy doole li kenn di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob bi na seddale am bàyyi huloo bi xee ak bañ bul wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper nar watax ni suppa ñu bañ ku ñu duga ñu am li ñu bugga kas live learn boole ci gore dee bi dafa gaawute amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba mo assalamu alaikum badinka muy lalbe ngal kontom bi kabona coalition headquarters soto bi nga min soto jang woleng honorable Halifa Sallah coalition wala spokesperson wala be kankularo bundato ha min kabo coalition kono onko Halifa bismillah amulunta ko banko be sila fatoleto wala ya kende wato wati akabetea ka mol kala mutandi membe kere bawo filo woka jakalo wulu jakalo aka tinyaro wulu woto kummayata moya long membe kere Gambia mu banko leti men ya lonko ko banko be nyamen dame men ya lonko molla sembo wole be balurinje wote wo keke wote o men ya lonko be ka wuli ka campagne ni wote wato sita bekata memule ngin ñoyti ya yitendi ni parata kasabo yeke kankularo yeke beye son ko menketa aketa nyamale mentuta nga song nyoma men gagnata woyela tata men man gagné wo fanan si song kayro kono ko Gambia dunta campagne kono mo be sonto ko akatele anyama ti ñaaro manki wote wo fanan nat gammi kolbe tata memba be la sonno molto ya yitandi fo gagnoket Independent Electoral Commission wole nata ka yitandi ko an wole mo bundat me yalon ko banko la maral kangoto abunda tannane saba ako wo bunda doron le sembo soto pour que résultat kankula mo be yalon woto kabirin wo keta même incumbent president wat president jamme aye president Barrow kili ka jay ka banku dingol tentu ka yitendi ko asonta e wateo la resultoma apareta fanan pour ye doko keno asi banko dundi president elect Barrow bari anata ka wo fali aya fali nyaawonya
President elect Barrow ye même fo kabring ako ay election bay wala mu ayalon ko amon wo sembo sur pour ka bay asi tumiro ke bari tumiro dum e ka samba kiti nyatilin wala bari ni ya samba kiti nyatilin wala banko la maral kan waye même fo wala mu nyenti ko jannin kiti o bay la kiti ko kela men gagnata wala gagnata an wala do ko munete wala hakko mu munete abunda tan woro anin saba wala mu men gagnata men be siring nala wato banta ala sanjilo maro banta men gagnata wala nyanta banko tala ka nyaton kaya woto president elect Barrow ko a ñinu asi banko asi kali ka banko wata wala ya kendi coalition no dunta pareo kon ay committee londi men tata stadium aparata num fang pour ka dada kende ke ka penturoki wo be mu pareo la tunu pareaso la tunu e coalition parata men na fanan e moto wuli kili wala nyanta dunna banko kan pour que mol nati dulat pour mo be ye taraje mo jama ye taraje ala kalirot e ko was nyaton kol fanan e kankularo ko koy del bele bena banku nyaton ko jama fanan pareta num pour gana journalist sol même butat banku jamato wol fanan pareta pour gana gambia di ngol fanan jama pareta num pour gana toris jama pareta pour gana amul to ko woto gambia be silo men kannu wole mu kayre silo nyaatuta silo e bari annata e ko was nyaaton kol nata jan kaaje ko hani kabi president jamme be men fo kanne wole mu bawo kitiyo manki e amulto ko amam pare pour que bo fo kitiyo yake wokete jakaloto wolbulu warning president elect Barrow tata pour kala miraya fanan lo ate fanan aye ko bambande ko e ite manganye itata kiti nyatil ngola folo kiti yo men ya kende amantama jojol le man taraje men nyanta kiti yo ken fulanjango mol pareta pour que la juroro ke independent stadium imurta kiti dula kote ke ko kiti yo nyanta wo bayla jojo men ya lon ko wobeje wo joj kilingo iko wo famfang man nyana tala pour ka Adama Barrow la kadiro nyaton kaya wo fanan ko ba won tele nyanta kale sanyi ko nga kumo fo nyin kiti dula pour kiti yo ye bali ye Adama bali kaliro la nta fanante wo keno wo fanan ya fam bondi kiti ko woto sanyi bawo kiti man tamano e amulto ko hani kabi e ko was nyaton ko lafita mennanu ye yamaro di outgoing president ya me song ka banko di Adama Barrow la kiti ye continue na la wato sita e wo tata ning Adama Barrow ndolbe continue kanne pour ka jurolo la ko topato e kunun ay state of emergency keli bunda tang saba aning nani banko la maral kangot ni kelobe kering banko kan e kringo keling banko kan memo ala president ngoti assisted of emergency kele men nyanta tarla tele woro wala wotili woro wala kono e ni député bu ngobe seri ni député bu man tar seri asike tele muang anen kele asa samba député bu ngoto député ngol nyanta jibela fo anyanta continue la amanyana continue so wol sa continue no kar saba fo ay futa sanji kele bari mol yaaje ko kabirin ay kankulare ko ay election o bay mo monta mbedot fitno manki tenku ngobe kele atele ye soldarol bulandi yeta mbedot bari mol ka tambi imam feng kili e membe fitno natela banko ka woto bawo fitno man tar kering woto mune ha kendi molbe state of emergency ko fo lañu banko ka ako
e silato ko wosi keno bari ila wato tilifula jani ila wato be banna mune si bono dulato membe fitno natila nyimbanko wo tilifulo kon woto wole ya kendi e kabirin National Assembly fanan sonta ko e asi continue no kata tili tankononto kar sabala e president elect baro nyinin kar alla fita mole men kala muto wala mo nyinti ko banko la maral kango abunda keme ako banku di ngola hakko me ya lonko aya soto mo mango sembo soto mo barko soto yeta National Assembly ye luwa dadaje membe wola hakko burkala ako woto ala hakko memmu ala gagnoti anin ala hakko ni gagnata pour que president sirango ta momam barko soto dunya kono membe wo burkanola woto ala kaliro abe kontinela bari ba won to lafita kela Independence Stadium na molbe ye kankularo soto ko abe kela je e amunto ko ni state of emergency kili ko le yasi dunno pour mol la nanya transport la nanya wole ya kende mol ko e sañi wo bulatale ni mol ya moy ko Adama Barrow be State House pare wo be kela pour jura yoyke kankularo be kela so membe plan kan sañi wo be kela woto mol nyanta sila yetenkun ye wolungo batu ate dum ay membe mbande wole mu ay sila dole ta pour ka kaliroki pour ala president ya si saha ay même fo wole mu naye kaliroke dunya be la president wol banko be la president wo be sonna ko atele be kela nyim banko la president woton tol ko janni wo lungo be sotola wole mu samati abete ata kacaye ke e ntel ning e nyunu tema anim banko ani nyunu tema an mo kendo me kendo ani gamme tema pour asa kala muta ko ala state of emergency ya men nati banko kan ani mol ka men fo e ko wasbe men pare kan men ka kibaro men ka di wala ko wala fo wo kibarol mu toñale te man ko toñale bari kibarol be di kan ne ko kelobe commencer la sañi e yalon wo kibar sifa anin ate fanan kam manya anin ala state men emergency ko e fembe naka men si kriya ngonati banko kan ayan wolle men dunde molla hakkilo kono wole mo nyinti ko kelobe naka banko kan mbeddo moltije dulal Marcel be soron kan e mol me ya lonko e bitikol soto bitikol be soron kan jama men bota bolon ko jama be takan dolbe takan Dakar ala ministal be bulakan ala ambassador be bulakan woto ibe banko jumale marala ni wole be kering ni la fanko la bunda be soronta ela mol be balanta pour que finti ibe jumale fala ibe jumale force la mune mu state of emergency la nafati mune mu soldarol la nafati mune mu polosol la nafati mol membe banta fanan nga mem bambande kabirin wolem Gambia di ngol tamu Gambiati Gambia di ngol nyanta sila ka Gambia mara Gambia di ngol nyanta jibela ibe Gambia tamande la nyamen pour mo beya tarada ha kono mo beya boga yankan kato kono mo beya tarabunya kono bawo banku di ngol mu sembote idelle tamu so woto akumma yata mo yalo ngonya woto sani e mo be hakkilo bulandila ka president Jammeh kili aya lonko ni wato banta inyanta sonna ko abanta inyanta manya jibela toron ka lonko nyingte continue nola woto anyanta sonna moma wala na sonta woma mo be la hakkilo ye londo nyini londo me ya lonko abe banko nafara nga tonya sabatinde banko kan nga kambe wo tonya kan wole be banko sumu yandila kero ye sabati jam
woto même mu toñaati londo même ñanta ñini kan wala mu president elect baro wala gagnata men gagnata wala ñanta sila même man gagné woma ñanna sila wobe kena batu woto ni lafita Gambia yebo banko kono me ya lonko pour ka tara ñaato fo ye tama furuyol kan fo ye dum yelo kan yelo kono fo ye futata e ñanta futala dame wo manke bankoti me ya lonko hadama de ngo ñanta marala wo mu wulo lati me ya lonko mo bekela wulo kono fengolti mo le ñoso bo ñim mo mang démocratie balundi ñim banko kan wote wo ki ñim banko kan pour Gambia ye labang wonya woto ñun tol ñebe ñanta balila woyeke ñun tol ñe bat ñanta balanna woyeke ye bali e ñing membeje pour akana banko dundi wo ko woto animbar madingol alia ala baraka bake ñinen kumoti mem bota coalition la kuntiyo timimbe loring kankularo bundala ngal ala baraka bake alla lamon nya nyimbara ala baraka. Thank you very much. Okay. My bandika is not super. You are doing very well. And that's what you must continue and master as many languages because you are building the future. This is not just today. You must prepare for the I'm future. only good in 2 languages, that is Mandinka And Wolof. Yes, but continue. My full friend. We